jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi baaxoo di ñu topp ci info 15 comme niñ koy faral di defee saa su ne rek tey ñu ngi am mbégte ak kontaante di dalal ki nga xamante ni moo di Soumaïla Manga nekk candidat ci mairie bu Ziguinchor moom lañ fas yéene séqal waxtaan laataa ñuy sóobu nag ci biir waxtaan bi dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo ñuy suivre ci info 15 Soumaïla ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi ñuy topp ci info 15. Donc merci beaucoup Cheikh yow ak sa rédaction vraiment di profité ci occasion bi di nuyoo tous les internautes yoo xam ne ñu ngi suivre ci seen site info 15 merci beaucoup. Voilà gis nañu réew mi actuellement tàng na am nañ ay ndaw ñu bëri ñoo xamante ni jot nañ ci ñàkk seen bakkan démb rek mujj ci fële nga xamante ni mooy ci diwaanu Parcelles Assainies loolu lépp nag lenn rek moo ko waraloon muy teg loxo gi nga xamante ni defoon nañ ko kii di njiital Pastef di Ousmane Sonko yow ban jàngat ngay am ci teg loxo gi ak itam ci décision bi nga xamante ni juge bi jot na ko jël. Donc merci beaucoup xam nga lii depuis départ dañ artu parce que bu ñu liiree PV yi dañu xam ne lii c'est un complot te am na jot am ci àdduna bi parce que ci enquêteur bu ne booy enquête ba gis turu parti au pouvoir ci nga xam ne yaa ngi complot nga arrêté ñu wax na nga ñëw déglu ñu def forcing parce que dañoo xeeb sénégalais yi lii xeeb sénégalais moo ko waral parce que Sonko ci sénégalais la bokk te moom tey moo incarné l'alternance générationnelle moo incarné l'antisystème mais dañ tax ñu non comme fi ñu jaar ak Khalifa Sall jaar fa Karim Wade jaar fa ak Imam Ndao jaar fa ak les prisonniers boo fa boyet fa lañ jaar ak moom te dara doo leen ci fekk après nag gis ngeen surprise bi xam nga Macky il faut ñu def benn jàngat parce que bu mu egg si pouvoir bu muy ñëw ci pouvoir bi ay bakkan yu bëri dañ ci rot en 2012 yéen a ngi fàtte mu ñëwaat encore war a dem ñi ngi wax entre 10 et 16 morts moo il faut que Sénégal def attention bañ a daanu ci piège Macky Sall parce que gis nga pays mel nii su yem ay ressources naturelles ay pétrole gaz et cetera c'est-à-dire dañuy instaurer ce qu'on appelle le chaos loolu naan la stratégie du chaos ba nga xamante bu chaos amoon rek ñoom ñu mën a toog pendant des années non élection mu doon am leen mën a am def ay gouvernance xam rek d'ouverture ñëpp bokk et cetera ñeneen ñi sax buñ bokk la ñu indi leen ay fitna dem ba Sonko a eu l'intelligence moo taxaw ma ne def attention pour armée ba jël pouvoir bi parce que ñoom bu ñu demee ba sës dañuy manipuler une partie de l'armée ñu dem jël pouvoir bi dans ce cas dañu indi fi la loi martiale ñëpp ñi nga xamante ne tey ñoo indi révolution bi danañ dem maatee ba nga xamante ñoom dañu connaître di nag ci pouvoir bi moo tax li Sénégal lañu ci war a jàng surtout la révolution da nga continuer loolu moom ñu wax ko bañ ko wax parce que tey Sénégal ñeme nañu Macky Sall dañu ko ragaloon nag dafa nootoon mais tey gars yi dañu ko ñeme moo tax il faut que ñu maintenir la cadence voilà. ñu gis njiitu réew mi Macky Sall daal di génn def benn discours ci discours bi ñu dégg ko muy ñaax ndaw ñi di leen wax ni que ni xam na lan moo tax ñuy génn maanaam moom jàppul ni que ni jàpp gi ñu jàpp Ousmane Sonko moo taxoon mais lenn moo waral ndaw ñi génn mooy ñàkkam xëy couvre-feu ak yu ni mel yow naka nga jàngatee discours bi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall def na ko. no xam nga man bu ma déglu Macky Sall dama ne il a parlé pour ne rien dire waxul dara parce que moom tey njiit la président dafa naroon wax ak Sénégal en tant que président mais man mu ko dégloo j'ai l'impression que moom benn premier ministre waat moo taxaw di def déclaration politique générale ba tey Macky mi ngi campagne ba tey moom gëmul ni président la Macky 2012 ba maintenant 9 ans mais ba tey nga taxaw non nga ne dégg comprendre naa seen métit seen naqar c'est comme si que moom ba tey mi ngi campagne électorale gis nga tamit nit ñi il faut que tamit ñu bañ a gaaw a fàtte Macky Sall ñaata organisme la fi indi ñaata structure naa la jàppale jeunes yi wax na fi ay FONSIS ay FONGIP indi fi ay BNDE ay DER ay PRODAC lu nekk la fi indi pour la jeunesse mais tey la jeune gën a sonn kon tey boo taxawee ni de réorienter le budget pour jàppale jeunes yi man jàpp naa tamit day yenn jeunes la jàppale jeune parti mag ñu ànd ak moom parce que saa jëlee xaalis def ko ci organiser structure yu mel noonu pour jàppale jeunes yi di ak ci jeunes yi mais dañ koy capter d'une façon intermédiaire ba di ak jeunes yi ça enrichit une partie des Sénégalais moo tax ñun lu ñu koy ñaan mooy na jekkali lu fi des at yu fi des mu dem ak jàmm bàyyi ñu suñu Sénégal parce que Sénégal bi gis nga yomb na liggéey de yàlla jox nañ la bàyyi ñu dara la jeunesse est là la motivation la cohésion sociale
l'intégrité territoriale, la compétence, les ressources, on a tout pour réussir. Mais benn problème lañu am mooy un problème de leader surtout moom nag mooy ki nga xamante ne moom échec mooy symboliser l'échec du Sénégal ba tey donc loolu ñu am pour wax ko. voilà ñu gis aussi ki nga xamante ni mooy le ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome ginnaaw bi nga xamante ni mbir yi daal di nay takkaranaase mu daal di génn daal di wax ba utiliser le mot terroriste ak yeneen i kàddu yoo xamante ni sax mënuñu ci jaaraat daal di koy qualifier ñi nga xamante ni ñoo doon génn doon ñaxtu yow ban jàngat ngay am ci wax jooju nga xamante ni kii nga xamante ni moo yore wàllu yoon bi wax na ko. non xam nga fu ñu comprendre tey nomination. xam nga tey nit ñi ba leen nommé ci poste li ñu bëgg mooy di la xalamal nekk say taalibe or ce n'est pas ça nit bu la nommé yow da nga war a jaamu soxla askan wi mais ba tax bi nga ne ay terroristes nga fi peut-être dañu bëgg a légitimer intervention de l'armée pour mater nit ñi xëy na loolu moo tax mën na ay terroristes lañu mais bu mu nee ay terroristes suñu booy gis nga démb nu ñu demee ci place de l'Obélisque place de la nation mais gis nga wéy bu nga gën a wéyal na ngeen baal ci kàddu gi. mais xale da nga ko wër démb ay Antoine da ngay duul du ñu ay terroristes yéen a nga dégg démb xale di ko wéy ana terrorisme au Sénégal ban terrorisme mooy ñëw di jël xeer de sànni gis ngeen lu xew ay Mali ay Libye ak fenn ay Niger ay Côte d'Ivoire loolu mooy le terrorisme mais terrorisme boo xam ne xeer la yor di sànni jaaxaloo ak homme de tenue yàqul dara tojul te c'est vrai que am nañ lu ñu yàq am na Auchan yu ñu lakk ak yoon mais dañu war a xool qui sont derrière. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la pensée d'une foule c'est-à-dire l'idée d'une foule dégg nga mbooloo bu kenn jógee ne nañ def lii rek ñëppay topp. ñoom sax ci cadre boobu ñi ngi wax ni que ni am na ñoo xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw di financer ñi nga xamante ni ñoo di ndaw ñi. non loolu bu amee ñoo war ñu ko waxee dañ ko war a jëfee bu fekkee am na war ñu ko waxee dañ ko war a jëfee mais na leen identifier xam nga tey dañuy tàmm di créer ay fausse accusation di ko teg ci kaw nit ñi ti ndoon nii parce que lu xam nañ ko le cas Sonko mi ngi fi man maa ngi nii def naa 22 jours Cap Manuel ci ay fausse accusation ak keneen Imam Ndaw mi ngi fi c'est-à-dire ñoom dañu tàmm di def ay fausse accusation di ko teg ci nit ñi ëllëg dañu jàpp kenn ñaar ñe kii moo def nangam def ko mandat de dépôt ba pare ñu l'instruction elle est secrète kenn du xam lan la dégg nga donc dañu tàmm di def ay fausse accusation terrorisme yooyu du wàllu caaxaan dégg nga ay financement de terrorisme du wàllu caaxaan il y a quelques mois de cela bu jeunes yi waa Pastef jógee def seen levée internationale de fonds mais lan la ñuy wax c'est interdit te ñoom def nañ ko ak keneen c'est parce que ñoom chaque fois dañuy bëgg a créer des contre-feux créer ay débats yoo xam amul fenn te Antoine Diome moom il est déçu c'est un désespéré ndax dafa jouer un rôle dans le dossier Karim Wade en tant que substitut du procureur spécial auprès de la CREI mu réussir mu ñëw jouer un rôle crucial dans le procès de Khalifa Sall en tant qu'agent judiciaire de l'État mu réussir mu ñëw nag ci Sonko xam ne moom même moo bokk ak génération mu dóor ko duma ko toroxal ko ci kanam àdduna yépp bëgg seen tey xale yi ñi ko compagnie di ko jox ay grand pieds kenn xamul loolu moo tax mu am cas de conscience génn te désespéré qui a parlé ñoo njër ñoo déglu que ce soit ministre de la justice nga ay mbër yi foofu sax la bëggoon a ñëw ki nga xamante ni mooy le ministre de la justice di maître Malick Sall dégg nañ ko démb bi ñu koy interroger ci France 24 mu xamle ni boo gisee ndaw ñi génn ñaxtu du ñoo xamante ni dañu ànd ak Ousmane Sonko mais ñenn la mooy mbër yi nga xamante ni dañ doon entraîner pour bëre ñu toog at daanaka bërewuñu école yi ñu doon entraîner sax amatuñu fa espace loolu moo waral mbir yi demee noonu naka nga jàngatee itam waxu maître Malick Sall boobu. non xam nga Cheikh ministre bi je pense que moom day délirer bu fekk am na mbër yi ñu mobiliser ñu ngi seen camp parce que ñoom dañ gis ci gannaaw police ak seen turu sax seen permanence ay nit ñu ngi nur ak mbër ay nervi ba nit di leen identifier duggal seen photo yi ci réseaux sociaux yi donc tey bu nee ay mbër ñoo jóg loolu day wax lu ko neex est-ce que mbër rek la crise bi laal tous les secteurs jàngalekat ñaata weer lañu fi toog daaw te jàngalewuñu ba tey ñi ngi am problème sans compter ñu perdre les tabliers les ambulants ñooñu dàq c'est du n'importe quoi ñooñu jaruñu sax tontu parce que wax bu yelloo maanaa ngay tontu mais wax yoo xam ne beneen wax bi daanu saret yow jarul tontu perte temps la.